salaamaaleykum mbokk yi seetaan MTK Tivaouane Info tey jii nag dafa am ay kaddu yoo xamante ni dafa jóge ci PMC maanaam jógewul sax ci PMC mais ci PMC lañ ko déggee muy kaddu yoo xamante ni keroog bi Ablaye Ndiaye Ngalgou de remettre enveloppe bi mu doon jàppale waa Renaissance Handball Club dafa am dirigeant boo xamante ni dafa wax joo xamante ni kenn rafetlu ko mais defe naa ni loolu buñ ko dee wax am ñoo xamante ni ñu ngi ciy wax Pape Moussa loo xamante ni du moom ndax un journaliste micro la am wala téléphone am bu mu lay tànn la ngay wax nag du la ko dicté tey wax jooju génn Pape Moussa ñu bàyyi la ak askan wi nga leeral. waaw jërëjëf Chérif jërëjëf MTK maa ngi sant nag bu baax naru ma woon wax it naru ma woon wax parce que Pape Moussa Diop ak PMC c'est pas la même chose Pape Moussa Diop ku ci wax dara am naa droit ma commentaire ma wuyu la ci laaj boo laaj mais PMC ñëpp a ko moom Pape Moussa moomu ko parti pouvoir moomu ko opposition moomu ko autorité moomu ko ki nga xam ne moom mooy sénégalais lambda moomu ko kooku ñëpp ñoo ko bokk outil la bu ñuy liggéeyee comme ni nga ko waxee rek man je suis prêt à jox sama micro képp kuy doomu Tivaouane la ngay wax nag loolu yow la concerné boo ko waxee ña koy dégg non ñoom ñooy def seen analyse mais man du ma jël nit mu commencé di wax ba àgg ci fenn fii ma daw jamais je ne le ferai jamais du ma ko def pour faire plaisir à quiconque du ma ko def parce que sama liggéey la ni may jëlee nit muy wax lu baax nit ñi di ko apprécier noonu laay jëlee nit mu ñëw di dóor xeer bu dóoree xeer ñi mu dóor xeer nag sa ñoom ñu xool xeer bi ñu leen dóor ndax dëgg la bu dee dëgg la ñu defaraat toogaay bu dee du dëgg ñu ba xam ni kooku la muy wax amul loolu rek la Chérif pour wax ni nañu bàyyi xel Ndox TV nañu bàyyi xel MTK nañu bàyyi xel PMC nañu bàyyi xel KST bu Njaw yooyu yëpp dañ ko def pour lan pour donner les informations aux Tivaouanois rawatina nag Tivaouanois yi nekk à l'extérieur de Tivaouane bëgg a liggéey bëgg a dégg li xew ci dëkk bi ñun loolu moo ñu tax a jóg mais bu ñu neexoon def ni ñëpp yor suñu téléphone ku dugal ñu suivre xool information ban nga dugal mais pour wan ni Tivaouane ñoo ko bokk ku nekk ci la nga liggéey mën nga cee bay sa waar moo tax ñu ciy liggéey mais pour wax ni si c'est à refaire je le ferai suba incha allah nit ñi nag ni ñuy interpréter loolu seen kii la loolu mooy PMC. Pape Moussa benn question parce que tey bi ngay demee dékk micro sa kii nu mu tudd sax Pape Cissé. defe naa ni wax ji mu wax du wax ñu nit ñi di rafetlu parce que quoi pour dire autorité Tivaouane yi ku nekk xam na ni jàpp nañu Renaissance Handball Club parce que subvention 1 million defe naa ni municipalité moo ngi koy doog a jox Renaissance ba loolu weesoo mais yëkkatiwaatam ci poste 1 million jox ko muy 2 millions Ablaye Ndiaye Ngalgou ñoo jox leen 1 million le ministre Abdou Ndéné Sall defal leen 200 t-shirt jox leen 500 000 kon Pape Cissé bu waxee ni les autorités de Tivaouane kaña lañu wax jooju nan nga koy jàngate waaw xam nga am na wax yoo xam ni Chérif rafetluwuma ko man personnellement en tant que Pape Moussa Diop du ma ko rafetlu mais en tant que PMC toutes les sites internet qui sont dans ce pays dañuy ut wax boo xam ni dafay am buzz actuellement lii Pape Cissé wax fan la ko waxee PMC nit ñi man sama page bi diggante 3 jours yi niñ koy surfer ma koy xool mënu ma la ko wax ci visibilité loolu site bu ne soxla na ko mais rafetluwuma kaddu bi rafetluwuma ko parce que beneen dafa ko rafetluwul mooy déficit nga gis maire subventionné 1 million municipalité bi jox maire yëkkatiwaat 1 million ci xaalisam jox leen Ablaye Ndiaye Ngalgou jox leen 1 million Abdou Ndéné 500 000 c'est 350 000 bi ñu ma wanee budget handballeuse 3 millions 500 bi ñu ma wanee budget des 2 finales c'est 3 millions et quelques matul 500 tey ñu jël joxe 3 millions 500 ba pare ñu may wax waxu déficit kon damay yaakaar ni am na leneen mais pour man nit ki su la jàppale dafay mériter jërëjëf parce que merci baat bu ndaw la mais ku deful dara kenn du la ko wax loolu c'était tout juste pour waxtaan rek ñun ñi bokk Tivaouane ñun waa handball ak waa sport d'une manière générale ñu wax ni bu nit defee effort nan ko wax jërëjëf dina tax bu ëllëgee mu góorgóorlu xam ne ñi muy defal effort jar nanu ko mais politique ñun ñëpp man Pape Moussa ñëpp xam nañ fi mu far mais ci biir PMC doo ci gis politique Pape Moussa defe naa ni li nga wax c'est très clair parce que man damay wax ni Pape Cissé il est contradictoire ci ay waxam parce que keroog ba maire ñëwee di remettre 1 million yi man maa nga fa ma présenté ko sama micro ba ma ko joxee defe naa ni wax ji mu wax wuute naa wax ji mu wax donc PMC amul benn problème ak waa Renaissance non kon ñi nga xamante ne ñu ngi def ay commentaires di attaquer PMC nan def ndànk nan def attention ki ñu war a attaquer mooy ki wax ji am na benn booy bu bind benn commentaire mu bind mu ni PMC na mel ni meloon
parce que outil ñëpp la ma ne ko waa c'est bien beau outil ñëpp la mais PMC pour mu wax la ne la non mu dóor xeer autorité yeeg mu jeté leen des fleurs ça me fait ni chaud ni froid amul benn problème bu may def parce que PMC outil bu muy liggéey la dama bëgg ñu xàmmee loolu Chérif bu ñu xàmmeewul loolu yow den bu subaa yow la ñuy étiqueté du n'importe quoi ginnaaw suba ñu dem ci alaaj ma ginnaaw parce que nit ku ne am nga parti pris ku nekk am na koo faral tey les télévisions les plus yu gën a mag ci dëkk bi ku nekk am na koo faral mais ça ne veut pas dire que ni ki nga faral rek ngay tegal lu baaxam et puis ci biir commentaire yi di nga gis na ni ka waxoon wax ji actuellement nii Renaissance ci biir est-ce que ñoom sax duñu am problème am na ñu commentaire ñu bokk ci am na ñu commentaire ci biir ni li mu wax ça engage que lui et man du ma kii Mansour Cissé ak Mbaye Donde nee na dinañ def communication officielle Mansour Cissé wax ni li nga xamante ni moom la Pape Cissé wax ça n'engage que lui mais engagé wu Renaissance Handball Club donc divergence boobu am ci biir mooy wane ne kon communication buñ koy jox vraiment war nañu xoolaat kenn koy jox la muy wax lan la wax loolu tamit dama leen jox benn conseil muy kuréel tubaab di wax association wala groupement wala fondation kuréel dafay am un porte-parole kenn wax ñëpp doyloo ko mais pour wax ni ci seen biir communication saa yoo fa demee kii day wax kii wax loolu dafa am kenn ku ci bàyyi rôle am wala ñu bàyyi seen rôle dem ci rôle keneen ku ci nekk nan ko jox li mu mën mu doxal ko ñu leen di ñaanal match bii ñu dëgmal samedi yàlla nañ ci am ndam ci barke Yonent bi amiin yaa rabbal alamin mais defe naa ni ñi def commentaire yi tamit jéggal nga leen non man méréwuma kenn voilà sérieux barke Serigne Babacar Chérif amul kenn ku def commentaire mu wax dara mu yëg ci ni damaa mer wala dara non dama yëg ni ñi ngi promouvoir sama site bi Tivaouane ñu ngi koy bàyyi xel c'est ça l'essentiel mais daal nu bàyyi xel ni Pa Moussa n'est pas ak kii ko faraluma kenn ànduma kenn PMC day liggéey am na sànq lu am solo loo wax mooy nit ñi il faut que ñu xàmmee PMC ak Pa Moussa Diop waaw boo gisee je suis avec Ablaye Ndiaye Ngalgou je travaille avec lui mais c'est tournée yi muy def soo xoolee tout le temps ci Pa Moussa Diop laa koy def parce que je suis avec lui bu ma neexoon ma def ko PMC parce que ay gestes yu baax la pour Tivaouane mais Pa Moussa Diop laa koy def pour bañ rek ñu naan PMC dafa far fii te damay jël yeneen yëfu jàmbur di ko dugal PMC mais il faut ñu xàmmee Pa Moussa Diop ak PMC fekk xàmmee woon ko nag problème dafay bari rek beneen bi mooy nañu xam ne Pa Moussa bu nit doon wax di saaga non dinaa la wax ni la bul saaga mais posé wu ma kenn question ma rappelé leen ko Pape Cissé posé wu ma ko ba léegi question moo réagir c'était en direct aussi mu daw wax li muy wax après ñu bàyyi la réaction de la population de Tivaouane noonu lañ ko gisee ñu baal ma man jubluwuma ci wax kenn lu ñaaw tout le monde toutes les autorités sont mes amis du moins. jërëjëf Pape Moussa defe naa ne di woon émission bi dañ ko programmé maag yow incha allahu taala dinañ wax ci PMC wax ci rôle yi nga xamante ni moom la ñu war a def tey dañu ñëwoon rek parce que weddu tuuma du ñàkk fayda ñu ñëw jël la comme y a des commentaires yoo xamante ni mu ngi am ci sa page ñu bokk liggéey bi di la dal suba mën nañoo dal loolu rek a taxoon ñu ñëw jël si la jërëjëf di la nuyu di la sant MTK merci encore naru moon wax yaa tax mu wax ñi ngi leen jox dig daje beneen yoon rek ci beneen affaire incha allah